nga ci jëlee bu métti puisque yëf yi du discours bu ñuy wax sénégalais yooyu laaj la sénégalais yi ñu ngi gën a ndóol société yi ñu ngi gën a tëj jaaxle bi mi ngi gën a rëy doo taxaw nag ci situation ngay ñëw di dem ci ay chiffres. mais daal dinay lim ay réalisation yu fi jot a def quand même. mais ay réalisation ay tali ay train express régional bi nga xamante ne daal dinañ lancer travaux yi yàggul dara. train express bi ku ko moom du France ku muy yokkal du économie France lay yokk te moom moo ñëw di ko yokk si route yi kan moo ko moom kan moo ko def du Eiffage yi c'est-à-dire balaa ngay wax loolu moo tax ma wax la notion souveraineté discours bi mu wax yëpp li mu wax ci ceeb bi mais ay chiffres la mais du réalité dégg nga yu mel noonu suivre yow yaa ngi koy suivre en tant que journaliste xam nga ne entre ce qu'on annonce et la réalité dafa sori loolu nag di nga ko séntu ci ab chef d'état warul di doyloo ab discours boo xam ne day ñëw di la nëbb la réalité dañoo toll ci foo xam ne transparence la ñuy wax politique de vérité la ñuy wax loolu la ñu séntu ci ay chef d'état mais nekkatuñ ci jamono joo xam ne boo ñëwee da ngay peinture ba mu jeex soo fa jógee problème yi daal di daanu ci sa kaw. laaj loolu message à la nation taxul a wax lu amul taxul nga fomenter taxul nga créer ay chiffres pour wax la daal pour ñu bañ ci yàgg trop puisque les politiques ñoom décortiqué nañ ko sur le plan politique man en tant que observateur boo xam ne maa ngi suivre déglu naa ko bàkku la moo xam ne teel na trop pour mu def ko d'autant plus que li ñu gën a séentu ci moom mooy un état de droit te respecté wu ko ndax un état de droit le droit commence et termine par les engagements les engagements qu'il avait pris envers le peuple ci at mi ci la ñëw daane ko foofu ngay waxee sax laay jëlee monsieur Niass mu di engagement yi bu ñu mën a jàpp boo xam ne marqué na atum 2016 bile mooy lu jëm ci wàllum référendum bi mu nekkoon le 20 mars ñu ngi koy fàttaliku fekk boobu li gënoon a ëmb référendum bi li gënoon a attirer attention mooy wàllum quinquennat bi maanaam wàññi mandat présidentiel bi yóbbu ko 5 ans jëlee ko juróom-ñaari at yóbbu ko juróomi at loolee nag mu nekkoon loo xam ne ci kaddu discours à la nation bu atum 2015 jamono ji ñu war a mën a def round up actualité nationale war a wax ci référendum boobule gàcce gu métti loo ci mën a jàpp gàcce gu métti wax waxet gannaaw boo demee France taxaw ci kanam àddina bi yëpp nga ne sama mandat dama koy wàññi gannaaw bu nga demee ci ay télévision yi àddina bi yëpp nga ne dama koy wàññi gannaaw bu fépp foo taxaw ci àddina wax ko ci kanam Sénégalais yi pendant 5 ans nga leen di rouler mujj constitution looy làqoo Cour suprême loolu la Yaya Jammeh def moom la keneen def donc li gën a métti mooy ne fu mu warta jógee wax wàqet fu mu warta jógee na fa loi kenn du ko làqoo du làqukaay constitution du làqukaay ay magistrat duñ làqukaay un engagement c'est un engagement et un chef c'est à travers ces engagements qu'on les respecte et c'est à travers ces engagements ci lañ koy yebee xeebee ko pour toujours ci référendum xawoon na ci am ñagas-ñagas tuuti ak nguur gi ndaxte ñëwoon nañ sax ci bésu vote bi ne dañuy daal di tëj wala dañuy nangu antenne Walfadjri ba maanaam dootul mën a émettre est-ce que gisuñ ne foofu tamit dañoo xaw a comme ni mu ko waxee di ko nguur gi waxee maanaam dañoo fësaloon torop vote non wala noo ko gisee yow noo gisee li nga xamante ne mais amul fësal ñun liggéey bañ daan def moom lañ def lañ doon def du Sidy Lamine a koy def nga xam ne tey li muy wax mooy lim xalaat ak lim gëm moom lay wax toujours waaye ñu doon def liggéey ba journaliste la yoo xam ne du ñàkk sax ñu ci bëri ñoo xam ne ànduñ ak Sidy Lamine ci ay xalaatam waaye li am solo mooy technique professionnalisme ci lañ doon liggéey ña toogoon ca plateau ba di wax ay professionnel lañ doon wax lenn loo xam ne mun nga wax ne lii la ñu wax pour ñu ñëw wax nañ wii amu ca wax nañ non amu ca dañ doon recevoir di joxe ay parole rek la ñu doon joxe ay parole donc du lenn loo xam ne mun nga wax ne dafa ànd discours bu hostile discours boo xam ne defuñ ko ci veille bi wala ñu def nga ko waaye nag comme ni ma koy waxee dañu séentu woon ne xëy na buñ buggee njuuj njaaj ci biir
Walf du ci ànd dana joxe résultat ya comme ni mu présenté woo bi ñu gisee ne le public bu yu mel noonu amee Walf lay seetaan te demoon nañu ba mesurer audience yi ci niveau bi nga xam ne actuellement nit ñi mun nañ koo mesurer sur le plan technique ba mesurer wuñ ko ba gisoon lu mel noonu constat bu mel noonu moo tax balaa ñu loolu nañ leen fexe ba Walf moom ñu uti ko donc yu bëri yu nekk ci biir yoo xam ne bis dana ñëw mu gën a leeri puisque mënuñoo nekk juge parti pour taxaw tey pour wax tout ce qui s'est passé et le pourquoi mais c'est tout sauf ne dañoo wàcc lañ waroon a def wala dañ koo defee nuñ ko waratoon a defee ay professionnels ñoo den def un travail professionnel ñu fekk leen fa ca biir fa ñu nekk ñoomu neen ak ay chars de combat ne leen tey ñu dajji bunt bi tey ñu leen fekk fii ay chars armée bi moo ñëw ak ay chars de combat aussi ñoo xam ne amuñ lu mooy seen micro seen caméra ak seen plume mu mel ni kon wane na itam ne plume caméra ak micro waxtu wu liggéey bi mu war a liggéey mu ëpp doole chars de combat ndax di chars de combat bi ñëwee mujj na daw. ñu daal di woy ba léegi buñ ne référendum ne post référendum monsieur Niass post référendum buñ ko waxee gis nañ yu bëri ci ay wàllum yëngu-yëngu itam yu am ci biir langue politique bi lu ci mel ni libération Karim Wade xew ci atum 2016 bi daal di koy libéré xaaju guddi rawale ko Qatar lu bëri làqatu ci ba tax yenn ci kujje politique bi yenn ci ay leader kujje politique bi doon xamle ne sax wàllum deal international la ku ci mel ni Idrissa Seck nekk leaderu parti Rewmi daal dina ci addu coow bu bëri daal di ci jógee langue politique bu 2016 ñu gis ci coow loolu ak ay révélation scandale dinañ ñëw sax ci wàllum pétrole bi mais laata loolu ñu ñëwaat ci wàllum libération Karim Wade beeg li ci ëmb yëpp ne wax nañ ko ci. waaw xam nga Karim man dama teel a wax ne man Bara Yego laa fa gis je l'ai dit depuis le début heureusement ma gis un journaliste respecté mooy Mame Birame Wathie mu bind loola dajale ko def assez d'éléments def investigation à travers l'information ñëw tegal ma ko ne ma dama bëgg nga préfacer ko ma ne ko lii de gëm naa ko kon mun naa ko préfacer ñu dajale ko biñ koy génne ci la loola daal di am kon balaa nga wax ne benn politique ay journalistes ñoom yegg si nañ ci seen investigation ak ci seen i information te nëbbuñ ko woon donc loolu ma waxoon nag man gëmoon ko naka jekk loolu Mame Birame bind avec tous les détails moom laa ci mës a gëm léegi nag ne loolu dem na ba ne fàng ñëpp gis ko dem na ba ñu ko war a exploiter sur le plan politique ne effectivement li deal international la en tout cas le deal ñun waxoon nañ ko depuis le début waxoon nañu depuis le début ne effectivement ñu woon ak liñ ci jàppee mooy déggoo loolu itam ñun biñ ko waxee politiciens yi wax ci bu yemoon foofa waaye itam Jeune Afrique mujj na ñëwaat avec tous les détails nan la amee passeport am ba ci kaso ba nu ñu jëlee valise boo xam ne ma nga ci affaires étrangères moom la ñuy defee ñu ñëw fekk ko à la prison defaral ko passeport am avion ba ko doon xaar détail bi donc autant ñun tooguñ di xaar ba àddina di ko wax ñu koy wax xaaruñ ba politiciens di koy wax ñu koy door a wax waaye nag àddina ñëw na dëgër lañ ci waxoon donc après les politiques ñoom Idrissa Seck Jeune Afrique ñëw na te Jeune Afrique information lii mu ngi koy jëlee ci Karim lii mu ngi koy jëlee ci état bi yooyu yëpp la kii ba daal di wone ci lu leer ne lii kat mi ngi nii waaye Bara Yego la dañ ci déggoo woon nii lañ ko génnee nii lañ ci d'accord ba mu jeex def si démenti dégguñ kenn ñëw maanaam indi beneen version non te ñun même publié waat nañ sa article boobu pour dëgëralee ci ne ñun lañ waxoon naka jekk des politiques mais aussi d'autres médiums sur le plan international l'ont confirmé. D'accord, voilà donc monsieur Niass ñu wéyal ba léegi li nga xamante ne moo di waxtaan bi ni ma ko waxee langue politique bi gis nañ ne c'était assez secoué xawoon na bëri yëngu-yëngu ci atum 2016 bi la kujje gi daal dinay dem ba ci jamono ñu daal di regroupé wu ci ay au sein de coalition ay coalition yu takku ngir faire face donc au régime de Macky Sall janook régime Macky Sall daal di jàmmaarloog moom gannaaw nee nañ ñoom dañoo bëgg wàllum transparence ak
respect des libertés individuelles parce que dañu gis ne itam dafay salfaañe wàllum liberté individuelle loolee waral nag fi mu toll nii ñu daal di soulever ay wàllum scandale yoo xam ne ku ci mel ni Ousmane Sonko bu Pastef daal dina koy soulever leneen loo xamante ne moo di ay révélation aussi yoo xamante ne daal dinañ koy amal ci wàllum assemblée nationale wàllum pétrole bëri na daal lu ñu dëxañ di ko def ay scandale ak révélation loolu ñu la ciy laaj yow noo jàngatee lu ni mel. waaw événement bi ñaari pàcc benn pàcc bu njëkk bi mooy opposition bu daje pour une raison ou pour une autre demander loo xam ne foofu lañ koy xaar mooy pour mu manifester pour mu taxaw mu dajale yëpp jàpp ne anormali la mu dem jébbal ko président won ko ne ko yii nañ ci jóg léegi ñu saafara ko mu daan am mu war a am ñu autoriser leen delloowaat ñu ci jamonoy colon loolu moo ci njëkk a métti jamonoy colon yi dañu xaajoon Dakaaru ñaar benn xaaj bi ñu tuddee ko plateau neel plateau d'or pour ña fa nekk noppaliku benn bi ñu tuddee ko tilleen neel ay till la fay nekk muy àll baatu tilleen mooy till la mooy àll la léegi nag tilleen peuple bu ndaw bi nay yem foofu bu nga ko jàll plateau bi képp koo xam ne ku ñuy naw la wala ku war a bokk foofu nga war a yegg pour la première fois ñu ñëw rek def barrière delloo si waat ñu Avenue Malick Sy mu war a xaajale ne kuy manifester mu nekk recul démocratique bu métti te fekk Sénégal yeggoon na ci place de l'indépendance ñu taxaw fa war a manifester yeggoon na devant l'Assemblée ñu taxaw fa war a manifester yeggoon na ci devant le palais ñu war faa taxaw manifester yu ci nekk xam ne réew mi réewu démocratie la ñu ne non dañ koy delloo à l'époque coloniale yéen dee leen yem fa till yi di yem léegi nag fii foofu la ñeneen ñi di nekk muy benn xaaj bi beneen xaaj bi mooy di nga wax li tax tey débat bi rek di wax ju bëri coow dëgg réer mooy ñi ci dugg ay spécialiste lañ wax nga Ousmane Sonko nga xam ne spécialiste la ci domaine impôt loolu nag dafa tax mu tiim dossier yoo xam ne dossier yu bëri la yuñ daanul wax ci kaw waaye nag langue politique bi ci la ñëw dugg si kon bu ci dugg see fokk mu dugg si ceeg li mu am puisque ku nekk boo duggee ci dara la nga cee duggee mooy doole ji la lay dooleel tey ñëwoon avec Maître Wade dugg ci politique commencé di am un discours de droit ba magistrat yeeg ñëpp di commencé di comprendre noonu itam la ci ay sëriñ duggee ba ñu commencé di déglu un langage boo xam ne ànd naag sentiment ànd naag moral ànd naag yu bëree bëri donc langue politique bi moo bëri ñu ci commencé dugg ci biir yooyu nag information yu bëri yoo xam ne daanuñ ci am accès puisque dañ secret top secret kenn du ci yegg léegi nag ku mel ni Ousmane Sonko ak ñu mel ni moom bëri nañ ci ñoo xam ne ku nekk ñi ci finance boo jëlee ci ku mel ni Abdoul Mbaye nga ci wàllu banque ba pare nekk premier ministre ay ancien premier ministre ak i ancien président de l'Assemblée nationale ak i ancien président du Sénat nekk dans l'opposition ay ancien ministre de l'intérieur ainsi de suite donc xam ne bu njëkk dañ daan xam rek di noppiwaale ñëw nag nekk ci beneen côté bi donc lii yëpp nag soo ko dajalee dafa alimenter tey l'information dafa tax lañ daan nëbbu dafay feeñ dafay tax lu ñuy bëgg a nëbbu dafay yomba feeñ recul bi ci am nag mooy bële ma waxoon mooy non kon dañ leen traité comme ay nit ñoo xam ne mérité wuñ loolu su ko defee nag mu mel ni année ren bi wane na recul démocratique mais wane na itam participation yi beneen niveau ci politique bi niveau boo xam ne am na assez d'information am na assez d'argument donc le champ politique
c'est très sérieux. waaw ñu nga baal ma dellu si ci recul démocratique boobu nga wax ndaxte dëgg daal di joxe exemple marche yoo xamante ne dinañ koy aaye ni fii ngeen di aw du ngeen aw fii di fixer itinéraire est-ce que tamit du contexte bee ko laaj parce que du question dañ leen aaye marche bi dañ leen ne mën ngeen marche li nga xamante ne mooy seen message moom message bi ñu doon fësal mooy transparence ci suñu ay gestion ressources minières ak non respect aux libertés individuelles loolu lañ doon fësal donc bu fekkee yow message boobu rek nga bëgg a fësal est-ce que laajul nga respecter itinéraire bi rek yem ci itinéraire bi daal di jàllale sa message bañ a nekk li nga def li nga xamante mooy xëccoo ak autorité préfectorale wala li nga xamante ne mooy li yoon wax ndaxte jiitu réew bi wax na ko ci kàddoom ne xamante ne mooy tere aayewuñ mais le respect des textes lañ bëgg ñu daal di motal mën nga marche mën nga ñaxtu wante nga teg ko ci yoon gan bañ a indi li nga xam ne mooy trouble à l'ordre public rawatina contexte de terrorisme bi ñu nekk li jiitu ci loolu mooy ñoom message lañ amee woon message bi ministre de l'intérieur moo ko moom message bi élection yi fichier électoral bi moom la concerné woon soo amee lettre boo xam ne nag ci diw la jëm te diw am na foo xam ne foofu lañ ko koy joxee duwul ne yemal Malick Sy wala koo ko jox mu yóbbul ko loolu bokkul ci xel bokkul ci dara donc te c'est pas la première fois am na plusieurs fois ak maître Wade opposition bi ñi nekk tey ci pouvoir bi ñoom Moustapha Niasse ñoom Ousmane Tanor Dieng ak ñeneen manifester mu ne leen génn leen ngeen ñëw ci ministre de l'intérieur bi ñuy ñëw di waaxu mu ne ko bu ñu ñëw teeru leen ak ndox ndax xam naa ne sonn nañ war nañoo mar donc c'est pas une première pour ay nit am message bu war a jëm ci ministre de l'intérieur waaye ñu dem ba ci ministre de l'intérieur ñu mun ko koo jox yem leen nag Malick Sy ban message lañ amee kon message bi mooy génn leen buñ ko fësalee médias yi fësal ko non non mais ñoom médias yi du seen interlocuteur la nekk ci seen lettre yow mënoo koo lire la cay nekk yëpp ka ko war a jot moo ko war a jot lettre la boo xam ne dafa am fu mu jëm donc kooku mooy benn côté beneen côté bi nga wax nga ne préfet ordre public autorité préfectorale yu reeloo yooyu préfet ay texte la déedéet texte bi jiitu yooyu yëpp constitution man le droit constitutionnel dafa am lu ñuy wax la notion de la supériorité des lois dafa am lu ñuy wax la caducité des lois ab loi munta daaneel loi lu mu tuddati préfet mooy mujjee wax ci loi Ousmane Ngom biñ taxawal loi Ousmane Ngom moo war a mujjee wax ci loi ba ci jiitu mooy constitution l'article 8 de la constitution il est clair il est explicite après cette loi constitutionnelle c'est la loi organique qui vient en deuxième position mooy yi assemblée wax ku itam waxul la Ousmane Ngom wax waxul la keneen wax donc balaa décret di am te loolu le président di jël ba ngay wàcc si ci le ministre di jël décision ba ngay wàcc si nag ci préfet la muy jël loolu moo mujj waawu préfet wala waawu Ousmane Ngom moo mujj ci soo jëlee architecture droit duwul loo xam ne kum neex rek nga ne nekk naa ministre wala nekk naa même président de la république sañ naa def lu ma neex wala sañ naa wax lu ma wax jeu la boo xam ne dafa am structure boobu nag mooy ay loi donc yooyu yëpp nag mooy nit ñi war nañoo delloo si waat ndax état de droit lañ bugg wala dañu autoritarisme lañ bugg a instaurer bu fekkee nag autoritarisme mooy kàddu buur de waaw rek la sant loolu mooy autoritarisme bu fekkee nag dañoo bugg nag état de droit loolu mooy loi mooy maye mooy xañe est-ce que yow li nga bëgg loi xañe na ko nga ne constitution bi may na ko ñu ne waaw mais constitution bi est-ce que loi organique bi suñ ci demee ci biir su ko nekk entre des juristes est-ce que loolu c'est permis looloo tax ñu ne en démocratie tout est permis sauf ce qui est interdit yow nag boo nee en démocratie tout est interdit sauf ce qui est permis bu boobaa da ngay jógee ci règle démocratie ci règle état de droit pour indi dictature moo tax nous sommes dans une dictature. ñu jàll ci wàllum pétrole bi nekk loo xamante ne coow bu lëmbee actualité la ci atum 2016 bi nekkoon loo xamante ne nag xeexu kuje bi la ak acteur société civile
kujje gi daal dinañ rassemblé wu autour d'une coalition dénommée Manko Wattu Sénégal boobu sax gis nañ fan yi weesu mu xaw a am crise mel ni dañoo réeroo ci seen biir loolee lépp xam naa di nga ci ñëw ci kanam tuuti mais wàllum coowum pétrole bi yow noo ci ban jàngat nga ci am wàllum Franck Timis ak Aliou Sall fii frère Macky Sall ak coow wi ko wër. man li ma ci njëkk a gëm mooy bur wi la rek bu rëy ndax man ba ma yàggee suivre dossier pétrole fii ci Sénégal au niveau tàmbalewul ak bii boobu Guinée-Bissau la woon ca frontière bi ñi wax nature pétrole boobu est-ce que mën nañ koo génnee ban la nirool ainsi de suite Bissau Guinée war a ñëw ma war a taseeg Abdou Diouf ñu koy ma ne ko xëy na loolu la ñuy waxee ak yow toute une histoire ba ma koy wax ay dépêche bañ ciy toog donc histoire u pétrole bu ma yàgg suivre la Abdourahmane Camara ngi nii toog man ak moom tuuti nuy fële ci Mauritanie ak wal la ñu passé man ak moom ak le journaliste Ba ñuy toog ci seen pétrole ba nga xam ne am nañ ko ba mu pare ba def ko ba muy boy ñu nangu ko ci seen loxo keroog biñ koy foqar ñi ci loi rek tegal leen ko ñun fekke nañ ko guddi ga tuuti nuy ñu nekk ak président bi ba ñu koy ree sax naan ko waa monsieur le président kañ le président commencé di fonctionner ak téléphone portable lan la secrétaire di jëriñati Abdourahmane a ngi nii toog lan lay jëriñati kenn naan ko coincé ko place sàngam kii mu koy wooyee ne ko yow seetil place sàngam dañoo dugg dañoo tëb li ñuy wax état na nga koy séenee ak la nga cee dégg ak motaar ya lam nay nëbb ñu dem ñun ba ci biir di toog ay chef d'état di xool les choses naka lay dérouler donc problème pétrole dama la bëggoon a wax ne la d'abord dëgëreewul niñ ko bëgg a waxee gannaaw nag Macky pétrole la jàng su ñëwee mu ne woy man xam naa nuñ mën a kiiwee ba mu sérieux su ma waxee dara ci bunt boobu dana mën a kii loolu dafa nekkoon un pays pauvre ba ñuy taxaw ne bu amee pétrole riche Sénégal yàgg naa riche keroog dama ànd ak sama njaboot ñuy dem Pire bi ñuy dem ñu romb saxaar gi mu nga jógee Taïba màggat lool pënd yàqu ma ne gis ngeen saxaar bëre xam ngeen lu mu yenoom phosphate la yenu boobu ba léegi day jaabante rek diggante Taïba port ba lu mu am mu yóbbu ndax phosphate bi jëriñ ndax mos ngeen a dégg ci suñ budget wala nangam ñu ne Sénégal am na phosphate saxaar bu baax sax bu koy yenu di koy yóbbu teguñ ko ci saxaar bu màggat ña fa nekk nag ñu xëpp leen poussière ba ñuy feebar guddeeg bëccëg soo demoon environnement ba ak ànd naa ceeg ay sociologue ñu bëri di dem di étudier lam leen lor kenn mun la ko wax te jëriñu yoon dara neel benn ñaar Sabodala ngi nii or bi ba léegi ñu ngi koy exploité gaayaa nga fa ba ñu ngi cey dem di ñëw ndax xam nga ndax Sénégal am na or wala amul or muy ñaar Sénégal am na fer Sénégal am na zircon mi ngi nii ci Thiès ñu defal ko saxaar moom itam muy wàcc Sénégal am na géej goo xam ne mi ngi nii fees del ak ay richesse nekkuñ ci benn pays bu pauvre waaye suñu richesse ci lañ munta jëriñu lépp yenu nañ ko ci ay signature yooyu Macky Sall demoon France ci la bokk mooy signé leen ma ne lu fa feeñ rek danaa bu ko na ma ko daan jëlee démb ba ma leen coloniser ñu koy nangu mooy lim signé Total mooy lim signé keneen léegi nag may leen ñu ndax touristes yi mun faa ñëw au moins ndax suñ hôtel yi mun a ubbeeku ca Casamance activité am yu bëree bëri donc loolu itam boo ci boole woon pétrole bi dafay duggaat ci même woy woowu ndax nee nañ la yëf yi kat bu leen defee ne bu pétrole amee ku nekk day indi xàndeem ñëw ñu ko koy nattal xam leen ne bu pétrole amee itam ñeen na koy moom rek ndax itam lu ñuy lijjanti la du lu ñuy bokk du luy delloo ci réew mi donc yii yëpp nag war na mun a dugg dellu si ci réew mi war na am richesse réew mi yëg ko mais loola nan lay amee si le pays est indépendant nous ne sommes pas encore indépendants. Voilà ni ko waxee tamit est-ce que du kàddu yi nga yëkkati nii est-ce que du acteurs politiques yi classe politique bi tamit ñoom est-ce que waruñu woon tenir ce débat autour du pétrole
ndax tamit bu dee débat bi ñu tenir autour du pétrole itam nekkul boo xamante ne mooy débat relevé est-ce que du ay dàgg lañu entretenir débat bi autour du pétrole. gisoo loolu waaw xam nga politique bi moom am na beneen voie bu mu jël. am na beneen style bu mu jël. man comme nit koo xam ne je me suis engagé pour autre chose dégg nga barki démb laa jógee Égypte teg nañ ci démb bi ma demee itam wax naa leen foofa na ma xalaatee ci seen réew télévision yu bëri jël nañ ma ci am na ci ñu ci teg démb 2 mais plusieurs la dem naa fa ci université du Caire ak yu bëree bëri wax naa ñu ma gisee réew ma na mu waroon fa mu waroon a yegg te yeggu fa recul ba mu am ni mu bokkee ci Afrique mu mel ni bokkul ci Afrique wax naa leen yu bëri te bi ma demee itam intéressé na borom xam-xam yi échangé nañ ñoom itam jëlee naa ci ñoom xam-xam yu bëri jox nañ ma fa ay livres yoo xam ne am na yu bëri lu tax taseetuñu sax ak arab yi ni ñu war a taseeg ñoom am na benn docteur wax ba boo xam ne ci moom laa njëkk a jëlee idée yooyu donc dama la bëgg a wax ne man sama engagement sur le plan des idées sur le plan logique sur le plan yi ma gëm kooku benn xaaj la politique bi nga xam ne nag réew mi lay uti organisation mu tudd parti uti benn idéal uti itam moom sur le plan économique nu muy tërale xëy na loolu nga wax noonu lay demee puisque itam yëf yëpp ça dépend mais man comme ni ma la bëgg a waxee rek du ma politique boo xam ne damay ñëw pour xeex pour le partage du gâteau duuma dama ñëw di xeex pour le fauteuil ñëw di xeex même pour yàq deru diw wala may yàq deru diw pour wone ne duul tam dama nekk di effacer rek tableau bi dara baaxu fi aha kay li ma gëm jàpp naa ne bis dana ñëw mu ami jàpp naa ne réew mi dana mos a ami indépendance jàpp naa ne conscience dana mos a am gis naa ko ci ay barab ñu ma ko yaakaar toon indice yi ci réew mi ak jom bi sénégalais yi am gis naa ko ci ñoom xam-xam bi fi am gis naa ko takku yi ci am gis naa ko lu ñor ak lu ñorul nag danay am lu jot ak lu affaire Karim bi ba ma koy wax keroog ba Macky di falu ci bis bi laa ko ne France lañ la ragal ci bis bi ci laa wax itam na ma gëmee woon affaire yi ñëpp di reetaan bi may bind loolu 2002 la Amath Dansokho ñëw ne ma lii nga bind de yaakaar naa ne mën na nekk projet yaayu Karim waaye mënut a nekk projet Abdoulaye Wade plus tard gannaaw bu ñu tasee Touba benn bis mu ne ma lan moo lay waxe donc man danaay am lu ma xam waaye fekk nit yi politique pour moom yooyu dafa sori dafa gudd dafa c'est pas une priorité pour moom dafa am un plan dégg nga dans l'immédiat plan boobu nag moom lay xeexal loola nag bu laajee xuloo dana xuloo bu laajee xeex dana xeex bu laajee rey nit dana rey nit bu laajee génn toj mbedd mi dana toj mbedd mi keneen kii itam moom itam lu mu laaj pour garder waat la mu amee mais loolu c'est entre politique bon loo xam ne c'est connu du ma wax ne baaxul du ma wax ne ceci wala waaye nag damay wax ne ñoom ñoo def choix boobu man nag choix bi ma def mooy daal am na benn idéal bu nekk ci sama xol di ci nelaw may wax naan maa ngi rêvé damay wax comme l'américain Martin Luther King I have dreams j'ai fait un rêve et j'attends ce rêve se réaliser un jour inchallah dinañuy faral di wax malédiction du pétrole damay jël transition boobu nag ñi daal di jàll ci li nga xamante ne moo di actualité internationale ku ne international jamono ji sa xel dem ci Gambie a ngi suivre sur Walf TV li nga xamante ne moo di seen réveillon spécial tey nag ñu daal di ci ànd ak ki nga xam ne moo di PDG groupe Walfadjri mu war a amal discours bi nga xamante ne tàmmal na leen ko jeextalu at wala sax doorteelu at bu nekk mu daal di ci ànd ak yéen si Walf TV rajo en même temps ñu daal di jàll ci Gambie boobu ma daal di annoncé tout à l'heure dama ne malédiction du pétrole ne Gambie te Gambie ñu gis fi mu toll ni ñu toll ci crise post-électorale ba tax ñuy wax ne Yaya Jammeh bu ngoyee ci li nga xamante ne moo fa jógee Sénégal mën na jiite li nga xam ne moo di intervention militaire bi CEDEAO war fa dépêché loolee mën na jur li nga xam ne moo di guerre suñ diggante ak Gambie
jamono ji est-ce que bu guerre amoon suñu diggante ak Gambie wala sax bala ñuy dugg ci ponk boobu yow sa avis wala sa gis-gis ci crise post-électorale bi nga xamante ne moo am foofu ci Gambie. Crise u Gambie mooy crise u Sénégal bi rek Ablaye Wade jeexaloon na ci ñaari mandat ne du ko nangu il faut que mu teg ci ñett baatu wax waqet nu mu tuuti Macky Sall waroon naa jeexal 2017 comme François Hollande ni muy ci jeexalee ne sax dootul dugg puisque xam na la mu def xam na fi ko nit ñi di xaar mu taxaw moom itam ne wax waqet Yaay Jammeh itam organiser na élection ba ne gagné nañ ma félicité naa ko waaye mu taxawaat une semaine après le 1er le 8 moom itam mu ne wax waqet ñoom ñëpp itam benn wax bi rek ñaar du ñett fa Macky Sall làqoon foofu la yaay wax ne daal moom moo occupé les devants de la scène de l'actualité fi mu toll nii moom fës nañ lool ci li nga xamante ne moo di presse en ligne bi ci li nga xam ne moo di yéenekaay yi li ko waral nag mu di yëngu-yëngu boo xamante ne nemmeeku nañu ko fan yii nii rek ci fin d'année bi ci biir kër gi mu nekk loo xamante ne licenciement la nekk lu toll ci suma jumulee lu toll ak ñeent fukk une quarantaine disons une quarantaine d'agents yoo xamante ne yàgg nañoo ak yow dañ fi doon liggéey nekkoon fi ay agents nga xëy tàggoo ak ñoom ñu gis nag jot ngeen def communiqué administration def ngeen communiqué ci li nga xamante ne moo di nag presse bi daal di xam leen ne da ngeen koo tàmm daal maanaam groupe Walfadjri jeexitalu at bu nekk day xool naka lay renouveler maanaam jéem a yeesalaat li nga xam ne mooy tontu boobu communiqué nga ko defee mais bëgg nañ dégg sa kàddu ci wàllu wi nga ñëw ci ay leeral. fi ma tegoon yëpp fu nooy la waaye teg na ma fu ñagas mais itam kuy xëpp ndox waroo bañ ñi xëpp la ko mais na ni comme on dit l'arroseur arrosé en quelque sorte bul defee ne c'est par gaieté de cœur la nit di tàggoo ak kenn ku mun di doon même bu doon noonu même ki nga nekkoon di xeex buñ la nee dee na sax xamal ne wala jógee na fi wala bàyyi na sax xeex bi xamal ne am na lum la perdre loo mooy amatoo koo xeexal rawatina nag koo bugg rawatina sa njaboot rawatina koo fonk rawatina koo xam ne moom rek nga am damay wax ne njaboot ñaar la njaboot bi nga jur ak njaboot biñ la jural nangu naa ci sama xol te sama njaboot bi ma jur xam nañ ko ne njaboot biñ ma jural ma leen gënal xam nañ ko traitement bi may def duul ne damay xàjjee di jël am ne dama xool njaboot goo xam ne moom laa jur ba pare nag ne su doon sama doom su doon sa nangam su doon sa lii doo ko def donc benn njaboot rek laa am kon su ma ko defee ci njaboot bu ma jur wala njaboot buñ ma jural rek xamal ne am naa naqar c'est pas par gaieté de cœur qu'on prenne certaines décisions su ma amutoon culture benn bi ci sama gannaaw li ko noonu dana métti trop waaye bu ma gisee ne yàlla ñim tànn ci yonent yëpp juróom rek lañ te yonent yi bëri nañ 313 wala lu ko ëpp waaye juróom rek la ci tànn nee na li tax mu tànn leen nee na bu laajee bu décision jotee dañ koy jël loolu la ñuy tuddee ulul azmi mina rusul ceux qui prennent des décisions soo déggee ñu ne la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci yonent yi mooy décision yi ñu ko jëllooñ ko benn yonent jógal xeex yi suñ kër de tas na suñ njaboot gi dee nañ man de ñu ma amoon ñëpp samay mbokk samay nangam ñëpp dee nañ yaa leen rek xeex ba dee nañ yooyu yëpp muy gis ku nekk di ko xoolee ay bët yi ne lii yaa ko fi yëkkati moo tax lii dal ñi waaye bu décision ñëwee mu xam ne dañ ko koo sant décision yooyu mu doon jël nag sur tous les plans amoon na ci loo xam ne c'était commercial am na ci loo xam ne nangam léeg-léeg commerce bu neex bu kii ñëw na mu ne déedéet bàyyi leen loolu riba la yooyu culture boobu moo may faral di dimbale ba su ma yeggee yëf yi ba mu diis ci man ma ne xëy na yàlla daf ma naral lu baax moo tax mu may teg nattu waaye lii nattu la
donc kooku mooy premier élément bi nga xam ne moom laa njëkk a wax wan na leen ne tey bi ma laajee li ma bëggoon rek ñëpp mun ma may ma def comme ni ñëpp def rek ni laa la def tey fii ni ku nekk moo tax du ma aaye kenn ne bu leen bàyyi ñu wax ci micro ba bu leen bàyyi caméra yi fii la ñuy ñëw ñuy jooy su ko defee ñëpp di leen kii te maa ngi koy yëg ak yëpp waaye du ma ne arrêté personne puisque nit ki itam munoo li koy dal ko pare nga ne waaye nag bu mu ko fi jooyee wala bu mu ko fi waxee wala bu mu wane naqaram donc ça veut dire que je partage seen douleur moo tax ma mun a bàyyi fii ñi continuer di ko fi waxee dul dañoo dem ñu ne ah dégg nga la jooy ya diw jooy ci beneen télé lépp luñ bugg a wax fii lañ koy waxee fii la ñuy ñëwee ku ci am pic sa baat bu kii ku ci nekk ak nu mu la ko mun a waxee ku ci am ay jooyam jooy nga ku ci am leneen waaye jàppal ne man bi ma laajee rek dama waroon a jóg rek ne la may ma jooy d'abord bon mais comme ni ma la waxee et itam am naa beneen référence boo xam ne moo tudd ne et yonent bi nga xam ne mooy soroyukaay jàngal na la ne la bu décision jotee léegi nag la décision bu fekkee moom ngay laaj damay joxe rek lu simple puisque li ñuy wax lay terewul lu ci nekk rek ne lii rafet ak lii boo ko munee ak lii boo defee nangam il y a de cela 4 ans damay joxe rek lu gën a jege ñu toogoon xalaat ne nan lañ war a def toujours rek pour amélioration puisque wala 3 ans ñu war a xalaat ma ne waaw Walfadjri yi ñun def nañ yegg si nañ télé nit ñi bugg nañ ko def nañ nangam ni ñuy def et ñu xalaat ba mu yàgg ma ne man daal yaakaar naa ne am na lu ñu war a wàññi 3 quotidiens Walf Grand Place Walf Sport Walfadjri ki koy jënd benn rek lay jënd day ne jaay ma Walfadjri rek dafay jàpp ne boo ci jël rek lan nga soxla yëpp nga ci kon 3 égale 1 la kon looloo tax ba nga xam ne benn rek moo ci mën a marché kon ñi ci des téema leen a jox ñu dem liggéey jox leen tout ce qu'il faut ma ne leen jël leen matériel bi bu ngeen buggee sax local yi occupé leen ko waaye nag bu boobaa problème bi nit ñi dañuy defee ne la fi nekkoon a fi nekk lañ leen war a fay lépp ma jox leen tous les moyens nécessaires sport dem Walf Grand Place dem li lay wane ne tey bu fekkoon biñ demee man leen dama bañ rek loolu arrêté xam nga loolu benn année bu ma toog ba gis ne 3 duul ne da nga koo mënul comme ni ko ñeneen ñi di waxee déedéet da nga dem ba nga gis ne lii gañewul kon ban nga war a def pour renforcer lii ba pare lii nga mu doxee ji faneen waaye Walf Grand Place mujj na ànd sax ak un richisme ñëpp xam nañ toute l'histoire et tout mais terewul taxaw na ça veut dire que yow li ngay jéem sax lu ko gën a tuuti te booy alal ñoo la ëpp alal booy leneen ñoo la ko ëppale waaye ça n'a pas marché Walf Sport ñi ko amee ay professionnels lañ ñu jegewante ci seen biir la mais mujjul jàll te loolu duutoon moo doon sama doon yéene ba ma leen di wax mooy organe bi bu mu arrêté. maanaam échec la woon. pour man arrêt bi bëgguma ko woon. moo taxoon ma ne il vaut mieux nga jël doom ji dénkaane ko keneen amee ko plutôt que nga koy bàyyi muy dee ci sa biir comprendre donc loolu moo doon année daaw 4 ans biñ ñëwaatee ba daawaati jéeg ñu toogaat encore xalaat mais waaw mais ñun suñ part du marché publicitaire nangam y en a pas assez qu'est-ce qu'il faut faire ñu ne ma daal le virtuel moo ñu gaañ baat biñ ko résumé woon mooy ñaaw ngemb rafet bëre Walf daal dafa ñaaw ngemb rafet bëre léegi daal bu ñu amoon plateau yoo xam ne ay verre la muy tàkk di nes yi def lii fu ma ko mun di utee ji ñëw investir muy daaw jéeg muy atu investissement plateau yi nangam kaay leen xool leen seetaan leen ba pare nag ne du ma arrêté ci investissement ci matériel damay investir ci le personnel ab directeur nu mu tëddee rédacteur en chef de desk lu ci nekk ba pare itam loolu ànd ak ay mesures d'accompagnement yokkaat encore lañ doon frais kon maa ngi doon toujours solutionné xëy na bu ma defee part du marché bi bu ñëwee bu boobaa
lañ ci investiroon dañ am le retour de l'investissement. mais loolu maison de presse boo gis daf ko war a am dafa war a am directeur de kii donc loolu c'est une évidence. du question yi directeur amoon nañ ko naka jekk man maa ngi wax investissement je parle juste de l'investissement je ne parle pas de structure. La structuration est connue on a toujours été structuré man je parle de dépense li njëkkoon a xalaat ñun mooy investiral bu boobaa da nga am le retour de l'investissement li ma wax itam c'est économique c'est connu. dama ne toujours ni ñuy réfléchir biñ toogee ba daaw je me suis dit que daal dankaloo bi moo ñu gaañ mais li may wax su ma xalaat ne déedéet la réflexion je le fais toujours avec toute la maison on fait plusieurs réunions xam nga ni ñuy fonctionner bon ci biir réunion yooyu ñu xalaat ba ne daal léegi nañu délocaliser rajo à part ñu dénk ko Moustapha Diop je le félicite parce que rajo bi coon na ba nga xam ne fans yeeg yëpp di bind waaye ñoom ñëpp mujj nañ di bindaat di féliciter partout di wax ne lañ bëggoon kon loolu résultat wu réflexion bi ñu waxoon daaw télévision bi ñu dénk ko yow ak Moustapha ak Betty yéen ñett ñu jox leen rajo bi je te félicite je félicite Betty je félicite Moustapha toujours su ma waxee à travers Moustapha y a vous trois waaye yéen ñett a ko piloté ma jël télé bi def la même chose pour les trois Ousmane Sène Ndeye Fall Awa Diop Ndiaye ñoom itam ne leen seen émission phare yi indi leen ko ci waxtu wi neexee 21 heures def leen nii digal leen ñoom itam ñi def gis nañ avancé bi ñu def ma ne nu mu tuuti Walf Net bi nañ ko délocaliser dénk ko maam Biram Waaj def ci lii moom itam def na ab avancé am ma ne quotidien bi Walfadjri bi daf koy suuxal nañ def Walf Quotidien ñu xam ne c'est le journal dem ba rédacteur en jël affecté ko yóbbu Louga keneen ñu yóbbu Thiès ne xëy na ñooñu suñuy bind ci ñoom toujours lu leen concerné vente bi dana yokk c'est-à-dire ay stratégie la ñuy toog di ko xalaat biñ ko defee itam terewul ba léegi la ñu doon séentu ci retour duul ne dañoo nekk ci difficulté déedéet dañoo séentu puisque li ñu amee dafay ànd ak di investir investissement yi dañoo bëgg muy yokku ndax waxtu wu nekk yaa une demande gis nga ko léegi waa CNP yi wax nañ la ne dañoo te ñoom loolu ñuy def c'est coûteux muy le côté artistique am na yeneen i doom yoo xam ne war nañ koo jël donc partant de tous ces éléments bi ñu yegsee gis nañ ne am na fi ñoo xam ne dañ fee ñëwoon ñu leen jàngal puisque Walfu ñëpp la école la foofu laa yegsee ci tontu bi dama la doon jox mécanisme bi ñuy utiliser door a yegsi nag ci li xew mooy Walf dafa yegsi ci ne ku ñëw rek dugal jàngal ko ñi ñuy wax ñëpp soo leen xooloon en tout cas le plus grand pourcentage ñu ñëw ñoo xam ne buy journaliste fi la njëkk a waxee dañ koy netti sax ni ñu naan ba ma njëkkee tiim micro bi ba ma njëkkee def le reportage ba ma njëkkee bind papier nga xam ne koy formé la sur le tas donc c'est bu fekkee technicien la koo formé la sur le tas bi mu ñëwee xamutoon lan mooy appareil bi nga jël di ko jàngal et ça a pris combien léegi ci biir loolu ñu ne la jox ko paas mu jigi ñu ne la yokkal ko su ko defee nag moom itam ses besoins puisque mi ngi fiy yàgg yaakaar a ngi rëy dañuy gën a soxla ci moom dañuy soxla nga régulariser dañuy soxla nangam ak nangam loolu nag daf lay indiwaat loo xam ne dafa ànd ak lii doxal entreprise bu nekk mooy recette ak dépense il y a des dépenses où sont les recettes retour ba ñu war a am nag wax kenn ku nekk xam na ko quelles sont les raisons ñun duñu dugg ci paranoïa naan diwa tax mosuñ koo wax dañuy continuer waat di réfléchir nu ñuy defaat pour loola ñu retrouver ko ci biir loolu nag ci biir mesure yooyu il y a des mesures à prendre mooy ñi doon jàng mokkal nañ ñi mokkal nag yàgg nañoo jàngal ay nit nag
ñooñu mun a dem feesiwaat ay rajo am na ñoo xam ne daanaka bañ fi jógee rek nu mu tuddee trinqué wuñ benn bis ca suba si gis nañ leen ci yeneen télé wala tabaaraka yàlla nañ fa am lu ëpp liñ daan am fii mun fa lu ëpp lañ daan mun yéene nañ leen ko donc loolu la on forme des gens on a toujours dit que suñ différence ak ñeneen mooy duñ jënd volontariat nous sommes une école on forme des gens les autres ñoom ils achètent des vedettes su ko defee diw mi ngay dégg fii la nekk diw mi ñuy soow fii la nekk am na ñoo xam ne loolu lañ tànn jongama bi dem ba jekk ba kii moom lañ wax ne ñoom moom la ñuy ngoro ji am na ñoo xam ne nag yar ko jàngal ko miinal ko moom la ñuy jël donc choix boobu la ñuy jël choix boobu nag suñ ko deful duñ leen mun a suivre ci seen i besoin te seen i besoin mi ngi màgg donc soo ko jëloon daal ci wàllu administration pour wax la philosophie bi mooy am nga nombre boo am su fekkoon nag déggan dañu jóg rek yëf yi tas dootuñ mun déedéet nombre bi nag soo koy xool nombre la boo xam ne itam nombre bu Walfadjri tourne autour de 200 personnes yoo xam ne te itam ñii faral di wax naan fayit ak yooyu yaa ngi ni fayeku nga amul kenn ku fi nekk ci Walfadjri lu mooy fayeku nga boo ko jotu banque bala waaye du ñun signé naa ko bu yàgg amul kenn ku fi nekk depuis combien de jours lu mooy fayeku nga kon ñu ngi fay régulièrement dégg nga nos employés ñu ngi respecté kon duul ñoo xam ne dañu nekk en difficulté tey nag ñu ne woon 40 personnes a ngi fi depuis juróomi weer fayekuñ depuis juróomi te am na ay maison de presse yu ko fii def depuis at a ngi nii fayekuñ loolu moo waroon a nekk suñ gàcce ñooñu buñ génnoon ne dañ ma faa jëlee ba pare te fayuñ ma weer wi sax bi ma fay jógee wala weer wi ko jiitu wala weer wi jiitu boobu li ko noon tey dana nekk gàcce waaye kenn du fi génn ne ameel nañ ma benn 15 waaw ñu jàpp ne peut-être ni nga ko waxee recette dafay am dépense dafa am également kon ñu jàpp ne yow li nga choix bi nga def daal di tàqalikook 40 éléments yooyu la à peu près 42 loolee wax nga ko tamit ne nga seen besoin yi est-ce que di nga dem ba mën ko satisfaire est-ce que du tamit da nga leen mënatul satisfaire seen besoin comme ni nga ko waxee du fayit gaa mais dem na ba gis ne waaw fa ma leen waroon a fare yëpp laa leen mënta continuer di fare gannaaw bu ñu màggee sama doom ji dem ba am fukki at ak juróom-ñett ma ne ko berul wala mu am ñaar fukki at wala mu am fanweer dàquma ko dama xam ne léegi dootul xale bu ñuy amee ci kër ma mun koo amee ma xam amewul liggéey boo xam ne danaa ko ne toogal dégg nañ tam nag yeneen organes yëpp ñu jàmbat la même chose ne dootuñ ci dugal seen xaalis wala lañ amoon nangam ak nangam ça veut dire aussi que c'est un problème réel c'est pas un problème à une personne qui s'appelle Sidy Lamine Niass c'est pas une personne qui concerne un groupe comme Walfadjri man dama koy wax gënuñ kenn dàqu ñoo gérer kenn waaye kenn gënuñu kenn dàqu ñoo gérer itam sañ nañ koo wax donc man loolu laay wax ñeneen ñi fi nekk gu ci mun di wax dàqu ñoo gérer ëpp ñu yërmande gënuñoo bugg ay nit duwul leneen waaye ñun ñëpp nag on gère une situation boo xam ne danay laaj ay avancées ak i recul situation recul la ñu toll fi mu toll nii wala. du tudd recul. au contraire on avance. dégg nga léegi xale yi biñ ñëwee wax li nga xam ne moom lañ fas yéene bor boobu ne ni li ci kanam rawu li bët. xam nga soo préparé wu loolu li nga xam ne li tax communiqué boobu nga wax ne administration bee ko génne ko daf lay wax ne ñun ca décembre ci la ñuy préparé li décembre bi ñëw li tax ci diggante bi doo dégg ne amul ku fayeeku fi mu ne ñun préparé nañ li leen fay ba décembre déwén. waaw mais am na nag loo xam ne su ci yokkoo. lu ko bu boobaa dootul mën a nekk c'est-à-dire soo gisee li ma lay wax mooy loolu ñun bi ñuy wax loola daa préparé nañ ba décembre ren. negal ba fin janvier sa fay ak lay xaar te boo buggee ñu jox la ko tey personnel bi yëpp tey te defal nañ ko su buggee ñu fay ko tey fin janvier. leneen lu ñu mën a jàpp xam nga ne nga lu ñuy waajal la lu ngeen préparé la woon
bu ñu jàngatee communiqué bi day mel ni li ngeen préparé woon la parce que nee ngeen chaque fin d'année da ngeen di def li nga xamante ni moo di renouveler ay contrat kii arrêté ay contrat mais c'est automatique. waaw mais kër yëpp la. mais bi président bi guleet la fi parce que peut-être mën dañ fàttaliku atum 2014 amoon na fi mais boobu bi ñuy jot arrêté ay contrat motu eggutoon sax 10 mais bi chiffre bi moo bëri. ba tax lu gën a rëy lii am na fi ñu mu jur coow bi yëpp bañ naan fay. lu gën a rëy loolu am na fi 2002. Walfadjri xëy na benn journaliste formé sur le tas moo fa xëy si ñëpp xëy ñoom ñëpp. Walfadjri rajo boobu rajo bi ñëpp di soow Walfadjri ak personnel ba ñoom ñëpp ñu xëy ñu ne démissionné ndoor nañ benn bis. c'était en 2002. ñu xëy keroog man ak El Hadji Assane Gueye bu TFM ñu ñaar ñoo fa xëy suba teel ma ñëw ne ko ñëwal ma jàppale la ci yëf yi nan la on va former et on aura ce qu'il faut ñëpp ne waaye war ndeysaan Walfadjri fi mu yeggoon mais Sidy Lamine xamul presse sëriñ la arabisant la yu mel noonu moo tax xamu ko ku nekk dem booboog léegi 14 ans la ba ñu tàggee am na fi yoo xam ne ñi ñu tàggee woon yëpp nag ndeysaan ñoom jiitu nañ ñu àllaaxira donc mais loolu ay démission la woon mën nañ ne loolu ay démission la woon ñoom ñoo jëloon seen dem beneen groupe waaw liggéey mais bii yow yaa jël sa décision administration moo jël décision daal di wàññi ñeent du ko tuddee wàññi xam nga ki ñëw nga bindal ko ne ko sa contrat bi pour tel temps xam na fi paasam yem xam nga kooku dégg naa sax ñuy wax ne nañ ñu ko waxee heure bu ñu ko wax ku nekk yaa ngi essayé noo koy coowee mais ki téye sa contrat xam ne tel date la yoo xam nga kañ la sa contrat di jeex ki demandé renouvellement ne sama date boobu bu jeexee ndax mun ngeen maa renouveler ñu ne ko déedéet bii yoon di kooku xam na ne bii yoon jot na waaye nag li ñuy wax nit ki nga xam ne xolam jeex na dana wax lépp lu ko naqadi yow itam doo fa nekk di weranteeg moom naan ko lii la di dàggasanteeg moom ndax li ko dal yow yéenewoo ko neexu la waaye tu es obligé de le faire puisque tu gères xam nga le ministre des finances maa ngi ñëw mi ngi may dégg Amadou Ba su amoon courage tey dana def lu raw li may def dama lay jox rek man dootuma yem ci Walfadjri dama lay wax état te li ko doon Sénégal baax Sénégal di am yëpp 1% des Sénégalais ñoo koy sédd muy salariat bi moo ko wax bind ko bu ñëwee suba ma jox la ko ci sama bureau kon ñi am salaire ci Sénégal di 1% ñooñu ñoo lekk li baykat bi waroon a am ñoo lekk li biti mbagg bi nekk ci mbedd mi waroon a am ñi waroon a am ci réew mi yépp dara ñu ngi koy jox te ñemewuñ leen a taxaw te nangu nañ ne lu kenn waroon a def juróom ña nga fa Banque mondiale taxaw na wax ko Abdou Diouf ne ko wàññil sa personnel wala doo dem dañ la dimbale nag accompagner la accompagnement yi bokkoon na ci d'abord comme première mesure départ volontaire bokkoon na ci ouverture moo waral rajo yii ubbil ñeneen def li ngay war a def muy ñaar dégg nga ak yeneen i mesure mais dafa dem ba mu yàgg yëf yi dellu siwaat ci kanam le candidat bu droite française bi nga xam ne actuellement lu tax mu gagné nee na bu gagné dana dàq 500 000 français yoo xam ne ñu ngi liggéey actuellement ki mu ko doon xuccee lu mu ko wax daf ko ne 500 000 man mënuma caa yegg 300 000 laa mun a yem kon nga xam ne mesures yii c'est des mesures de gestion man loolu rek laa la ci mën a wax yow nag journaliste nga comme ni ma ko wax li nga mun mooy constater ci biir li ngay constater itam li nit ñi di wax ci mbedd mi moom nga mun diw moo soxor man nag bind naa ko ci sama livre bi séentuwuma ci nit bët bu set mu public bi lay suivre il est versatile léegi mu tàccu la ne yée kurpeñ ba mu ko dóor waaye léegi mu yuuxoo la ne yée kurpeñ bañ ko dóor pour moom kurpeñ bee ko intéressé donc man nag gannaaw ci biir li may def danaa recevoir danaa joxe ay coûts kon su fekkee ne toll naa ci foo xam ne sama gestion mesure bii la laaj dama koy def
est-ce que mesure boobu nag dañ koy tuddee faillite du dëgg faillite décision la boo xam ne juge a koy wax conditions yi ñu koy waxee dana fekk fayatoo tey ne weer yi yëpp mënatu leen a fayeku ñu ne Walfadjri de am na juróomi weer am na ñetti weer am na ñaari weer wala am na weer boo xam ne nit ñi fayekuñ ñu ne lu tax ñu ne dafay dem vers la faillite waaye maison boo xam ne weer wi deegul fay nga te weer wi ñëw mun nga ko fay ñu journaliste sañ a taxaw daal di ne mi ngi dem vers la faillite kooku du journaliste du def investigation wala jàngul il faut se dire la vérité génn fa loi kenn du ko làqoo du làqukaay constitution du làqukaay ay magistrat duñ làqukaay un engagement c'est un engagement et un chef c'est à travers ses engagements qu'on les respecte et c'est à travers ces engagements ci lañ koy yebee xeebee ko pour toujours ci référendum xawoon na ci am ñagas-ñagas tuuti ak nguur gi ndaxte ñëwoon nañ sax ci bésu vote bi ne dañuy daal di tëj wala dañuy nangu antenne Walfadjri ba maanaam dootul mën a émettre est-ce que gisuñ ne foofu tamit dañoo xaw a comme ni mu ko waxee ni ko nguur gi waxee maanaam dañoo fësaloon trop vote non wala noo ko gisee yow noo gisee li nga xamante ne amul fësal ñun liggéey bañ daan def moom lañ def lañ doon def du Sidy Lamine a koy def nga xam ne tey li muy wax mooy lim xalaat ak lim gëm moom lay wax toujours waaye ñu doon def liggéey ba journaliste la yoo xam ne du ñàkk sax ñu ci bëri ñoo xam ne ànduñu ak Sidy Lamine ci ay xalaatam waaye li am solo mooy technique professionnalisme ci lañ doon liggéey ña toogoon ca plateau ba di wax ay professionnel lañ doon wax lenn loo xam ne mun nga wax ne lii la ñu wax pour ñu ñëw wax nañ wii amu ca wax nañ non amu ca dañ doon recevoir di joxe ay parole rek la ñu doon joxe ay parole donc du lenn loo xam ne mun nga wax ne dafa ànd discours bu hostile discours boo xam ne defuñ ko ci veille bi wala ñu def ko waaye nag comme ni ma koy waxee dañu séentu woon ne xëy na buñ buggee njuuj njaaj ci biir Walf du ci ànd dana joxe résultat ya comme ni mu présenté woo bi ñu gisee ne le public bu yu mel noonu amee Walf lay seetaan te demoon nañu ba mesurer audience yi ci niveau bi nga xam ne actuellement nit ñi mun nañ koo mesurer sur le plan technique ba mesurer wuñ ko ba gisoon lu mel noonu constat bu mel noonu moo tax balaa loolu nañ leen fexe ba Walf moom ñu uti ko donc yu bëri yu nekk ci biir yoo xam ne bis dana ñëw mu gën a leeri puisque mënuñoo nekk juge parti pour taxaw tey pour wax tout ce qui s'est passé et le pourquoi mais c'est tout sauf ne dañoo wàcc lañ waroon a def wala dañ koo defee nuñ ko waratoon a defee ay professionnels ñoo den def un travail professionnel ñu fekk leen fa ca biir fa ñu nekk ñoomu neen ak ay chars de combat ne leen tey ñu dajji bunt bi tey ñu leen fekk fii ay chars armée bi moo ñëw ak ay chars de combat aussi ñoo xam ne amuñ lu mooy seen micro seen caméra ak seen plume mu mel ni kon wane na itam ne plume caméra ak micro waxtu liggéey bi mu war a liggéey mu ëpp doole chars de combat ndax di chars de combat bi ñëwee mujj na daw. ñu daal di woy ba léegi buñ ne référendum ne post référendum monsieur Niass post référendum buñ ko waxee gis nañ yu bëri ci ay wàllum yëngu-yëngu itam yu am ci biir langue politique bi lu ci mel ni libération Karim xew ci atum 2016 bi daal di koy libéré xaaju guddi rawale ko Qatar lu bëri làqatu ci ba tax yenn ci kujje politique bi yenn nuñ ci am accès puisque dañ secret top secret kenn du ci yegg léegi nag ku mel ni Ousmane Sonko ak ñu mel ni moom bëri nañ ci ñoo xam ne ku nekk ñi ci finance boo jëlee ci ku mel ni Abdoul Mbaye nga ci wàllu banque ba pare nekk premier ministre ay ancien premier ministre ak i ancien président de l'Assemblée nationale ak i ancien président du Sénat nekk dans l'opposition ay ancien ministre de l'intérieur ainsi de suite donc xam ne bu njëkk dañ daan xam rek di noppiwaale ñëw nag nekk ci beneen côté bi donc lii yëpp nag soo ko dajalee dafa alimenter tey l'information dafa tax lañ daan nëbbu dafay feeñ dafay tax lu ñuy bëgg a nëbbu dafay yomba feeñ recul bi ci am nag mooy bële ma waxoon mooy non kon dañ leen traité comme ay nit ñoo xam ne mérité wuñ loolu
su ko defee nag mu mel ni année ren bi wane na recul démocratique mais wane na itam participation yi beneen niveau ci politique bi niveau boo xam ne am na assez d'information am na assez d'argument donc le champ politique fi mu c'est très sérieux waaw ñu nga baal ma dellu ci recul démocratique boobu nga wax ndaxte dëgg daal di joxe exemple marche yoo xamante ne dinañ koy aaye ne fii ngeen di aw du ngeen aw fii di fixer itinéraire est-ce que tamit du contexte bee ko laaj parce que du question dañ leen aaye marche bi dañ leen ne mën ngeen marche nga xamante ne mooy seen message moom message bi ñu doon fësal mooy transparence ci suñu ay gestion ressources minières ak non respect aux libertés individuelles loolu lañ doon fësal donc bu fekkee yow message boobu rek nga bëgg a fësal est-ce que laajul nga respecter itinéraire bi rek yem ci itinéraire bi daal di jàllale sa message bañ a nekk li nga def li nga xamante mooy xëccoo ak autorité préfectorale wala li nga xamante ne mooy li yoon wax ndaxte jiitu réew bi wax na ko ci kàddoom ne xamante ne mooy tere aayewuñ mais le respect des textes lañ bëgg ñu daal di motal mën nga marche mën nga ñaxtu wante nga teg ko ci yoon gan bañ a indi li nga xam ne mooy trouble à l'ordre public rawatina contexte de terrorisme bi ñu nekk bi li jiitu ci loolu mooy ñoom message lañ amee woon message bi ministre de l'intérieur moo ko moom message bi élection yi fichier électoral bi moom la concerné woon soo amee lettre boo xam ne nag ci diw la jëm te diw am na foo xam ne foofu lañ ko koy joxee du ne yemal Malick Sy wala koo ko jox mu yóbbul ko loolu bokkul ci xel bokkul ci dara donc te c'est pas la première fois am na plusieurs fois ak maître Wade opposition bi ñi nekk tey ci pouvoir bi ñoom Moustapha Niasse ñoom Ousmane Tanor Dieng ak ñeneen manifester mu ne leen génn leen ngeen ñëw ci ministre de l'intérieur bi ñuy ñëw di waaxu mu ne ko bu ñu ñëw teeru li ci ay leader yu kujje politique bi doon xamle ne sax wàllum deal international la ku ci mel ni Idrissa Seck nekk leaderu parti Rewmi daal dina ci àddu coow bu bëri daal di ci jógee langue politique bu 2016 ñu gis ci coow loolu ak ay révélation scandale dinañ ñëw sax ci wàllum pétrole bi mais laata loolu ñu ñëwaat ci wàllum libération Karim Wade beeg li ci ëmb yëpp ne wax nañ ko ci. waaw xam nga Karim man dama teel a wax ne man Bara Yego laa fa gis je l'ai dit depuis le début heureusement ma gis un journaliste respecté mooy Mame Birame Wathie mu bind loola dajale ko def assez d'éléments def investigation à travers l'information ñëw tegal ma ko ne ma dama bëgg nga préfacer ko ma ne ko lii de gëm naa ko kon mun naa ko préfacer ñu dajale ko biñ koy génne ci la loola daal di am kon balaa nga wax ne benn politique ay journalistes ñoom yegg si nañ ci seen investigation ak ci seeni information te nëbbuñ ko woon donc loolu ma waxoon nag man gëmoon ko naka jekk loolu Mame Birame bind avec tous les détails moom laa ci mës a gëm léegi nag ne loolu dem na ba ne fang ñëpp gis ko dem na ba ñu ko war a exploiter sur le plan politique ne effectivement li deal international la en tout cas le deal ñun waxoon nañ ko depuis le début waxoon nañu depuis le début ne effectivement ñu woon ak liñ ci jàppee mooy déggoo loolu itam ñun biñ ko waxee politiciens yi wax ci bu yemoon foofa waaye itam Jeune Afrique mujj na ñëwaat avec tous les détails nan la amee passeport am ba ci kaso ba nu ñu jëlee valise boo xam ne ma nga ci affaires étrangères moom la ñuy defee ñu ñëw fekk ko à la prison defaral ko passeport am avion ba ko doon xaar détail bi donc autant ñun tooguñ di xaar ba àddina di ko wax ñu koy wax xaaruñ ba politiciens yi di koy wax ñu koy door a wax waaye nag àddina ñëw na dëgër lañ ci waxoon donc après les politiques ñoom Idrissa Seck Jeune Afrique ñëw na te Jeune Afrique information lii mu ngi koy jëlee ci Karim lii mu ngi koy jëlee ci état bi yooyu yëpp la kii ba daal di wone ci lu leer ne lii kat mi ngi nii waaye Bara Yego la dañ ci déggoo woon nii lañ ko génnee nii lañ ci d'accord ba mu jeex kenn def si démenti dégguñ kenn ñëw maanaam indi beneen version non te ñun même publié waat nañ sa article boobu pour dëgëralee ci ne ñun lañ waxoon naka jekk des
mais aussi d'autres médiums sur le plan international l'ont confirmé. D'accord, voilà donc monsieur Niass ñu wéyal ba léegi li nga xamante ne moo di waxtaan bi ni ma ko waxee langue politique bi gis nañ ne c'était assez secoué xawoon na bëri yëngu-yëngu ci atum 2016 bi la kuje gi daal dinay dem ba ci jamono ñu daal di regroupé wu ci ay au sein de coalition ay coalition yu takku ngir faire face donc au régime de Macky Sall janook régime Macky Sall daal di jàmmaarloog moom gannaaw nee nañ ñoom dañoo bëgg wàllum transparence ak respect des libertés individualisation nga ci jëlee. bu métti puisque yëf yi du discours bu ñuy wax sénégalais yooyu laaj la sénégalais yi ñu ngi gën a ndóol sociétés yi ñu ngi gën a tëj jaaxle bi mi ngi gën a rëy doo taxaw nag ci situation ngay ñëw di dem ci ay chiffres. mais daal dinay lim ay réalisation yu fi jot a def quand même. mais ay réalisation ay tali ay train express régional bi nga xamante ne daal dinañ lancer travaux yi yàggul dara. train express bi ku ko moom du France ku muy yokkal du économie France lay yokk te moom moo ñëw di ko yokk si route yi kan moo ko moom kan moo ko def du Eiffage yi c'est-à-dire balaa ngay wax loolu moo tax ma wax la notion souveraineté discours bi mu wax yëpp li mu wax ci ceeb bi mais ay chiffres la mais du réalité dégg nga yu mel noonu suivre yow yaa ngi koy suivre en tant que journaliste xam nga ne entre ce qu'on annonce et la réalité dafa sori loolu nag di nga ko séntu ci ab chef d'état warul di doyloo ab discours boo xam ne day ñëw di la nëbb la réalité dañoo toll ci foo xam ne transparence la ñuy wax politique de vérité la ñuy wax loolu la ñu séntu ci ay chef d'état mais nekkatuñ ci jamono joo xam ne boo ñëwee da ngay peinture ba mu jeex soo fa jógee problème yi daal di daanu ci sa kaw. laaj loolu message à la nation taxul a wax lu amul taxul nga fomenter taxul nga créer ay chiffres pour wax la daal pour ñu bañ ci yàgg trop puisque les politiques ñoom décortiqué nañ ko sur le plan politique man en tant que observateur boo xam ne maa ngi suivre déglu naa ko bàkku la moo xam ne teel na trop pour mu def ko d'autant plus que li ñu gën a séentu ci moom mooy un état de droit te respecté wu ko ndax un état de droit le droit commence et termine par les engagements les engagements qu'il avait pris envers le peuple ci at mi ci la ñëw daane ko foofu ngay waxee sax laay jëlee monsieur Niass mu di engagement yi bu ñu mën a jàpp boo xam ne marqué na atum 2016 bile mooy lu jëm ci wàllum référendum bi mu nekkoon le 20 mars ñu ngi koy fàttaliku fekk boobu li gënoon a ëmb référendum bi li gënoon a attirer attention mooy wàllum quinquennat bi maanaam wàññi mandat présidentiel bi yóbbu ko 5 ans jëlee ko juróom-ñaari at yóbbu ko juróomi at loolee nag mu nekkoon loo xam ne ci kaddu discours à la nation bu atum 2015 jamono ji ñu war a mën a def round up actualité nationale war a wax ci référendum boobule gàcce gu métti loo ci mën a jàpp gàcce gu métti wax waxet gannaaw boo demee France taxaw ci kanam àddina bi yëpp nga ne sama mandat dama koy wàññi gannaaw bu nga demee ci ay télévision yi àddina bi yëpp nga ne dama koy wàññi gannaaw bu fépp foo taxaw ci àddina wax ko ci kanam Sénégalais yi pendant 5 ans nga leen di rouler mujj constitution looy laa ko Cour suprême loolu la Yaya Jammeh def moom la keneen def donc li gën a métti mooy ne fu mu warta jógee wax waxet fu mu warta jógee individuel parce que dañu gis ne itam dafay salfaañe wàllum liberté individuelle loolee waral nag fi mu toll nii ñu daal di soulever ay wàllum scandale yoo xam ne ku ci mel ni Ousmane Sonko bu Pastef daal dina koy soulever leneen loo xamante ne moo di ay révélation aussi yoo xamante ne daal dinañ koy amal ci wàllum assemblée nationale wàllum pétrole bëri na daal lu ñu dëxëñ di ko def ay scandale ak révélation loolu ñu la ciy laaj yow noo jàngatee lu ni mel. waaw événement bi ñaari pàcc benn pàcc bu njëkk bi mooy opposition bu daje pour une raison ou pour une autre demander loo xam ne foofu lañ koy xaar mooy pour mu manifester pour mu taxaw mu dajale yëpp jàpp ne anormali la mu dem jébbal ko président won ko ne ko yii nañ ci jóg léegi ñu saafara ko mu daan am mu war a am ñu autoriser leen delloowaat ñu ci jamonoy colon loolu moo ci njëkk a métti jamonoy colon yi dañu xaajoon Dakaaru ñaari benn xaaj bi ñu tuddee ko plateau
neel plateau d'or pour ña fa nekk noppaliku. benn bi ñu tuddee ko tilleen neel ay till la fay nekk muy àll baatu tilleen mooy till la mooy àll la léegi nag tilleen peuple bu ndaw bi nay yem foofu bu nga ko jàll plateau bi képp koo xam ne ku ñuy naw la wala ku war a bokk foofu nga war a yegg pour la première fois ñu ñëw rek def barrière delloo si waat ñu Avenue Malick Sy mu war a xaajale ne kuy manifester mu nekk recul démocratique bu métti te fekk Sénégal yeggoon na ci place de l'indépendance ñu taxaw fa war a manifester yeggoon na devant l'Assemblée ñu taxaw fa war a manifester yeggoon na ci devant le palais ñu war faa taxaw manifester yu ci nekk xam ne réew mi réewu démocratie la ñu ne non dañ koy delloo à l'époque coloniale yéen dee leen yem fa till yi di yem léegi nag fii foofu la ñeneen ñi di nekk muy benn xaaj bi beneen xaaj bi mooy di nga wax li tax tey débat bi rek di wax ju bëri coow dëgg réer mooy ñi ci dugg ay spécialiste lañ wax nga Ousmane Sonko nga xam ne spécialiste la ci domaine impôt loolu nag dafa tax mu tiim dossier yoo xam ne dossier yu bëri la yuñ daanul wax ci kaw waaye nag langue politique bi ci la ñëw dugg si kon bu ci dugg see fokk mu dugg si ceeg li mu am puisque ku nekk boo duggee ci dara la nga cee duggee mooy doole ji la lay dooleel tey ñëwoon avec Maître Wade dugg ci politique commencé di am un discours de droit ba magistrat yeeg ñëpp di commencé di comprendre noonu itam la ci ay sëriñ duggee ba ñu commencé di déglu un langage boo xam ne ànd naag sentiment ànd naag moral ànd naag yu bëree bëri donc langue politique bi moo bëri ñu ci commencé dugg ci biir yooyu nag information yu bëri yoo xam ne